ñëpp di sant ñëpp ñi ñuy teewlu di rafetlu li nga xam ne mooy suñu toogaay tey ndaxte tey doon na ay bés yoo xam ne dañ ko xumbal jagleel ko li nga xam ne mooy suñu partenariat ak li nga xam ne mooy waa Prestige ñoom ak ñun ñu fas yéene lëkkaloo li nga xam ne mooy ajuma ji jëmale ko gaaw ba dibeer ci noonu ñu fas yéene saytu li nga xam ne moo nekk ci commune Morolan ci loolu tamit dañuy jéem a xool li nga xam ne mooy jëf yi nga xamante ne moom monsieur le maire mi ngi koy teg li nga xam ne tamit askan wi nam na koo gis bëgg koo teewlu tamit ak li nga xam ne tamit mooy mbébétu askan wi ak li ñuy yaakaar ci noonu bëgg nañu dajale li nga xam ne mooy waxambaane yi te bu ñu nee waxambaane dañuy jël kuréel bépp kuréel boo xam ne waxambaane ñi ngi fay yëngatu li ko dalee tàggat yaram jaaree ko ci njàngale ak jàngale bi ñu dem ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi ñu am ci tool yi lépp li nga xam ne wund na li nga xam ne waxambaane ñu ngi koy jëfandikoo rek ñu ñëw saytu ko xoolaat ko ci noonu fii nii danañu dalal ñi nga xam ne moom ñoo yor li nga xam mooy sport bi bu ñu waxee sport dañuy dem ci zone nawetaan amaana seen responsable yaa ngi fi nii si kanam nañ si xuus xool li fa xew ak li nga xamante ne moom mooy seen yaakaar ak seen mbébét ak li ñu jot a def ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy école de football yi donte sax ñoom xale teewuñu waaye seen i responsable ñi ngi fi mën nañ see jukki ay kàddu ñu jóge ci loolu dem ci li nga xamante ne moom mooy AS Morolan bi nga xamante ni moom sax moom mooy bàyyi mbil ji bu ñu nee bàyyi maanaam ci moom la lépp aju ndaxte association li ñuy wax ci sport beeg ci jeunesse bi mi ngi dem ci li nga xam ne mooy AS Morolan bu ñu jógee foofu tamit lutteurs yi mbër yi ñoom comme bokk nañu si kuréel yooyu tamit danañu am li ñuy yëkkati jëmale ko ci askan wi ci noonu ñu dem ci éducation bi bu ñu nee éducation dañuy dem ci centre de formation bi nga xamante ne ay waxambaane yi ñoo ko sëkk ak seen directeur ak ñi leen di jàngal ñu dem ci li nga xam ne mooy éducation en général ci daara yi ñu yor fii nii muy daara yu yemamaay yi ak yi ndaw yi lépp nañ si waxtaane li nga xamante ni moom la mairie bi di def ak ñoom ak li nga xamante ni tamit moom namm nañ koo am ci loxol maire moo tax balaa ñuy gën a sori dañ demaat tamit ci li nga xamante ni moom mooy bépp doxalin boo xamante ni war na mën a tax ba ñu ñoŋal li nga xam ne moom mooy xëyum waxambaane fii ci dëkk bi moom moo tax tamit xeebuñu dara ci waxtaan bi fu ñu mën a leere fu mu mën a leere daal ñu ñem xuus fa ki may njëkk a dalal ci waxtaan bi mi ngi tudd wala dama koy bàyyi sax mu présenté wu daanaka waaye moom moo yor li nga xam mooy zone nawetaan góor gi maa ngi lay nuyu di la jox kàddu ne rek nga wax nit ñi yaayee kan ak li lan lañ la dénk yow. waaw man la Modou Ciss président de la zone de Morolan concernant les navétanes bon ñun pour présenter wu ñun ñoo ngi suñu deuxième mandat ci zone bi dañu éliroon en 2012 def un mandat de 5 ans ñu defaat renouvellement ñu conduiraat ñu ci zone bi depuis 2012 ba léegi aussi ñoo ngi liggéey ak maire bi muy monsieur Yves Lamine Ciss ak ñi mu àndal ñoo ngi ci une parfaite collaboration ak moom puisque bi ñuy doog a ñëw en 2012 2013 2014 chaque année daan nañu jox subvention de 500 000 francs pour accompagner la zone le bureau ñu doon ci liggéey en plus aussi daan nañu di defal di ñu utal parrain à chaque fois 2015 ak léegi aussi mu changé doxalin mooy ni zone bi le bureau moom da koy accompagner ak 1 million utal ñu parrain pour la finale ASC participante yëpp aussi ku si nekk mu jox la une enveloppe de 100 000 francs loolu mooy li nga xam ni moom lañ collaboration boobu lañ nekk ak moom mu servir ñu comme conseil aussi puisque tolluwaayu zone bi fu ñu toll bu ñu nekkee si jafe-jafe muy neex aussi ñun dañ koy rendre compte à chaque fois et à chaque fois aussi moom le maire en tant que tel bokk na si li nga xam ne aussi suñuy conseiller daf ñuy conseiller ci luy avancer les navétanes au niveau de Morolan kon donc mën naa en résumé mën naa ne ñoo ngi si une parfaite collaboration ak la mairie de Morolan et rappelez nous aussi cette année-ci aussi xam nañ ni am nañ changement bu am mooy doon nañu jouer si stade boo xam ni bu bees la zone bi aussi da bokkoon na si ay proposition yi mu doon proposer maire pour mu defaraat stade bi defaraat na terrain bi xëy na peut-être lépp yembagul
parce que ñoo ngi entreprendre ci terrain bi en fait pour ñu defar fa ab tribune yokkaat camp yi defar ba nga xam ne daal terrain bi dina nekk terrain boo xam ne terrain bu praticable la terrain bu gën ci terrain municipal yi nekk ci région Thiès bi yëpp foofu daal en résumé loolu laa mën a tirer ci affaire bi xëy na bu amee yeneen question yoo xam ni mën naa ko ci wax ma apporter ko ci ay réponses. waaw zone bi naka la zone bi ñaata équipe ñooy faral di participer. Bon en fait xam nga comme zone rurale lañ nekk ça varie parce que tu peux venir en une année 15 ASC participer beneen année 14 13 xam naa depuis 2012 ba léegi li gën a yées ci participation yi 11 équipes ñoo 2013 ak léegi daal 11 équipes ñoo gën a yées ci ñiy participer gum 2014 ak léegi aussi li gën a yées 13 équipes. Parce que comme cette année-ci 13 équipes ont participé depuis 2014 ak léegi c'est la première fois 13 équipes participé. waaw bu dul maire am yeneen participé yeneen partenaires yi nga xamante ni am ngeen ko. ñun am ñu partenaire bu dul maire xanaa équipe yi ñooy suñuy partenaire. waaw jërëjëf mais nag gis nañu ni tamit chaque match dafay am sécurité. waaw sécurité bi si li ma la wax léegi maire daf ñuy subventionné 1 million ñun si li ñuy jël sécurité li si des li ñuy fay li si des yëpp. si stade bi lay recette stade bi lay jógee ñu fay ñi lii di tourner autour si stade bi si lañ leen di fay maire si la ñuy préparer suñu final somme bi ñuy jox si la ñuy fay gendarmerie aussi ak yeneen nécessaires yi nga xam ni xaalis subvention boobu mën na ci dugg si lañ koy dugal. yan jafe-jafe ngeen di faral di am. bon jafe-jafe xanaa ñu ni ko rek mu yokkal ñu xaalis bi puisque comme fii tout est devenu cher maintenant. Gendarmerie maintenant ay 50 000 francs la par journée kon cela veut dire que day metti jafe-jafe yi côté boobu rek côté équipement bi zone bi ñu gën ko kii ñu koy waxatee ñu gën a yokk daal xarañteefu zone ba nga xam ni ñun dinañ am comment dirais-je ordinateur wala comment dirais-je encore loo xam ne dinañ mën a tirer suñuy jumtuwaay yoo xam ne dinañ tirer suñu ay feuilles de match di suñuy PV ñu koy mën a ñu si mën a liggéey daal. waaw yéen yaakaar lu war ngeen am yeneen pexe yorul pexe maire. waaw si la ñu nekk en fait puisque xam nga nawetaan la quoi puisque comme nawetaan la si li ngay gagné si stade bi rek ngay mën a organiser woo pour am loolu suñuy pexe bopp la nag mooy di économiser par rapport ak lii di am si stade bi ñu siy économiser di multiplier suñuy action foofu pour la finale pour finale bu ñu yeggee finale aussi fête bi neex fête bi rafet. waaye nag demul ci wutum partenaire daal. non dugg ñu si loolu. jërëjëf waaye nag lu weesu li nga xam ne mooy zone nawetaan bi kii nga xam ne mooy Modou Ciss tamit am na beneen ndombal tànk boo xam ne xëy na wala du ma ne ndombal tànk sax waaye am na beneen liggéey bu ñu ko sas mooy li nga xamante ni moom mooy coupe maire te suñu dem si yàlla Wilfried daan ko organiser bokk na ci li nga xamante ni tamit nañ la ko dénk ren nga doxal ko ni mu waree loolu ban nan nga ko jëlee. waaw xam nga loo gis rek waxtaan la maa ngi profité ci occasion bi comme ni ko Morolan yëpp di jooyee di ñaanal Wilfried fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jóge nii yàlla may ko fa jàmm mu am peace and love foofu daal mu nekk loo xam ne vraiment lu ñu métti la dem bi mu dem et ku sumboon liggéey boo xam ne aussi ku jafe remplacer la et proposé nañ ñu ko pour coupe maire bi ñu jëm ci def li ñu mën incha allahu rabbi aussi dañ ci liggéey di wax ne aussi soriwuñu woon coupe maire bi loolu organisation bi chaque année aussi maire da ci daan def 3 à 3 millions 500 puisque moom moo yoroon wute na ak zone moom moo yoroon lépp maire moo doon def lépp parce que zone au moins seeni moyen des fois la ñuy demee mais coupe maire zone maire moo yoroon lépp daan na ci finance ba bii mujj am saison 2017 bi defoon na ci 3 millions 500 bi mu commencé ba final ba puisque ñun aussi comme ñun ak Will jegante woon nañ doon nañ échangeante ci seen bilan yi aussi dañ daan fekkee toog di waxtaan donc defoon na ci 3 millions 500 te xam naa ni lu muy promouvoir la pour l'épanouissement de la jeunesse morolandaise maire moo ngi koy def moo ngi koy wone aussi quoi ñun nag xëy na peut-être comme budget tegeeguñ suñu loxo pour saison bi ñëw nii ñooñu ci après dañuy fas yéene tenir une réunion avec bureau bi fi nekkoon parce que ginnaaw wi dafa amoon bureau bi fi nekkoon te bureau boobu foog ñoom ñu réunir ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xool nan la ñuy organiser coupe maire bi
incha allah. waaw moom doon na mbébét nii xalaat nañu ni mën nañu doxalante maanaam équipe ba alors ñu koy footballé ci benn stade bi rek maanaam équipe bu nar a dem ay aller retour rek wala ay dem di fekk ay yeneen mbokk xaritam fa leen. xam nga yooyu yëpp ay proposition la. comme du loo xam ne te taxaw na. comme lépp ay proposition dañuy xaar ba yegg si assemblée générale bi ba nga xam ni ñëpp nangu nañ ko boobaa dañ si mën a xuus. xam nga yooyu moom ay proposition la xëy na mën nga ko proposer am na yenn équipe yoo xam ne amaguñu terrain de football mën nga gis équipe bu mag boo xam ne amul terrain de football bu boobaa aussi du recevoir kon donc terrain dafa am ay normes yi ñu koy laaj boo doo mënoo dem si tendre ngela di fa jouer coupe maire kon donc cela veut dire que il faut ñu dem ba assemblée ba bu ñu ko nangoo ñii nga xam ne seen dëkk amul terrain de football bu ñu nangoo recevoir si dëkk jàmbur bu boobaa aussi ñu organiser ko noonu mais ça dépend si jeunesse morolandaise bi quoi ak responsable ASC yi. jërëjëf Maurice laata loolu di jot nag nañ gën a waxtaan boobu noonu gën ko waxtaane daal maanaam togg ko ba mu ñor su boobaa danay gën a yomb ñuy dem bu dee jar na ñu fay demal ñuy demalante ñu def ko nu mu waree jërëjëf Maurice kooku moo doon waaw da nga am waaw moom bu dee da nga am yow aussi. pour nit ñi xam ko aussi. mooy nawetaan ren ji c'était pas évident ñu dérouler woon ko puisque terrain bi dafa nekkoon en chantier mais ak ndimbalu maire aussi puisque da see sonnoon pour rek nawetaan bi am moom ak certains responsables ñoo xam ne peut-être je vais me permettre de taire leur nom mais ay responsable football bi lañ responsable Morolan lañ mais ñooñu ak ndimbalu maire si la ñu liggéey ba finalement ñu mujjee tenir ay nawetaan yu neex ren et en plus aussi ren ji wax la ni maire moo nekkoon parrain finalu nawetaan bi def si nag xaalis bu bëri puisque jeu de maillot jënd na 17 jeux de maillot jëndal na ko équipe yi jëndal na leen 17 jeux de maillot donc cela veut dire jeu de maillot bu ne au moins moo ngi jar 90 000 francs cela veut dire que il a mis de l'argent ak yeneen yu bëri kon donc la zone de Morolan profite saute sur l'occasion pour le remercier aussi ak ay collaborateurs ak ay conseillers puisque man j'ai un grand frère boo xam ne dama koy faral ñuy toog réunion lu bëri boo nee grand frère peut-être am na ñoo xam dañ ko xam ñuy toog réunion lu bëri danaan day gërëm conseiller maire yi puisque buñ nanguwul woon yenn yi ñun duñ ko mën a duñ si mën a jot ñun nag ñoo ngi gërëm maire ak ay collaborateurs ay conseillers vraiment ñoom ñi yombalal affaire bi jox ñu confiance di ñu jox xaalis aussi ñu siy liggéey merci beaucoup. jërëjëf Modou Ciss ni ko Modou Ciss waxee mi ngi wax ci turu li nga xam ne moom mooy zone Morolan ak li nga xam ne moom mooy coupe maire bu ñu continuer ci li nga xam mooy football bi ci sport rek ci wàllum sport dañuy ëlbatiku daal di jàdd ci li nga xamante moom mooy école de football yi ndax Morolan fii nii xayma nañ lu toll ni ñetti école de football yoo xamante ni ñoom seen wàllu bopp ñi ngi góorgóorlu ak xale yu ndaw yi tootank yi ndaxte gis nañu ni bu dee AS Morolan nar naa dem kanam war nañu mën a tàmbale ci ba ñuy nekk gone gis ci xale yi xam ñoo xamante ni tamit seen bu ñu leen tàggatee war na mën a nekk li nga xam ne mooy ngëneel ci dëkk bi ci noonu nag damay jàkkaarloog sama papa ji ma laaj la noo tudd. man Raymond Seck laa tudd. waaw Raymond Seck yaa ngi ci école de football boobu nu mu tudd. école Ndiawar 6. waaw école Ndiawar 6 yéen ngeen yor fa ay tootank ngeen yore li nga xam ne moom mooy sport bi maanaam football te sax am na ak section athlétisme. waaw am na section athlétisme ak école de football bi moom la ñu yoree. waaw wax ñu rek ci football bi. ci football bi ASC bi am na keneen koo xam ne moom ma si gën a jege. mun nga ko jox mu wax ci football bi. waaw kon kan la ni. Pierre Kaay fii nii Pierre Kaay jege ñu fii nii nga wax ci football bi. waaw gis naa la ngay yëngatu xale yi saa su ne su may romb maa ngi lay gis ak xale yi waa Pierre wax ñu li nga xam ne moom ngeen def foofu. bon lu ñuy def foofu maanaam yore xale yi surtout financement bi te monsieur le maire moo ñu ko arrangé dafa def loo xamante ne franchement moom lu rafet la quoi parce que yor ay xale métti na métti boo xamante ne moom il faut nga muñ lu bari quoi te monsieur le maire mu ngi def lépp pour nekk ñu réussir si école football bi. moom yéen amu leen ay problème ci matériel ak yooyu. bon amoon nañu problème mais instant bi moom macha allah parce que monsieur le maire def na lépp am nañu ay dossard plots yi ñëw na ballon jënd nañu ay 10 ballon équipement complet quoi yëpp mot na quoi franchement moom fii moom instant bi amatul dara benn problème.
waaw yéen seen wàllu bopp xam na liggéey métti na de. waaw métti na parce que ñu ngi war a problème formation parce que balay passé defoon na pour ñu def ay formation quoi initiateur parce que defoon na yóbboon na 10 personnes def formation initiateur te ren ji yaakaar naa dina yokkaat encore pour gars yi dina def formation pour mu mën a neex quoi. maanaam loolu bu amoon day gën a tax liggéey bi gën a baax. waaw gën a baax quoi parce que gën a jàng en même temps jéem a jàngal xale yi parce que il faut balaa ngay jàngal il faut nga mën a jàng ba pare au moins nga jàng nga door a def dara quoi. waaw maanaam boo amee xam-xam rek mën ngaa jàngal. waaw mën nga jàngal waaye ci gàttal yéen ñaata xale ngeen di dajale ci école. bon am nañu 3 catégories minime benjamin pipi am na fa. waaw mais xayma bi maanaam ñaar lim bi. parce que ay 80 personnes. ay 80 enfants waaw 80 enfants. am na fa. ñoom noo leen di jëlee ndax dañuy am inscription. non amul inscription amul dara. maanaam da ngay ñëw rek. dañuy ñëw rek bokk waaw. waaw loolu la ko. te gisu leen ci ay jafe-jafe. non amatul jafe-jafe 5000 yi. xale yi ñu ngi ñëw régulièrement ñu ngi ñëw di entraîner par exemple lundi mercredi vendredi. da ngeen di jël liste wala lan. liste par liste looy. ku ci absent lu bëri. moo ñu dàq ko. ah d'accord. waaye jërëjëf kooku moo doon Pierre di responsable kii fii nga xam ne mooy école de football boobu ànd nag ñeneen waaye nag comme section boobu moom moo gën a jege xale yi moo tax ñu joxoon ko kàddu gi rek moom mu am lu mu ci fësal waaye ci geneen wet am na li nga xam ne mooy athlétisme bi tamit athlétisme bi bu ñu gisee athlétisme bu ñu xoolee dañuy seetlu ni Morolan tamit diwaan bi dafa am xale yu bëri yoo xamante ni am nañu taxawaay ci loolu mën naa ni sax may yàlla la ndaxte xale boo xamante ni amul entraînement bu mët wala sax amul joxuñu ko lu bëri ci li nga xam ne mooy wàccuwaay ci li jëm ci sport boobu ne mu dem gañe fa wala sax raw fa ay yeneen naataangoom nekk na lu neex ci dégg-dégg xanaa li des kay ci tàggat bi la ñu ngeen am ay champion góor gi xanaa nga wax ñu dara ci athlétisme bi rek. waaw athlétisme bi moom mu ngi dox comme ni ko kii waxee léegi Pierre di jëm ci maire du mu ngi ñuy jàppale lu bëri parce que lépp lu ñu manqué bu ñu demee ci moom bu ñu ko waxee mu def waaw li laaj ci athlétisme xëy na am na mutagul complètement puisque athlétisme dafa ëmb lu bëri waaw waaye nag li ñu am moom la ñuy doxalagum pour le moment waaw mais xale yi fi nekk ñu ngi nekk presque ay maanaam boo boole école football bi ak athlétisme bi ñu ngi nekk presque 70 élèves yoo xam ne ñu ngi fi ñu ngi jàng. ñu ngi jàng ñii di daw te ñoom itam am nañ ci yaakaar. ndax ñoom ñu ngi dem di compétir. parce que am nañu ñu lu mat 3 ou 4 compétitions yoo xam ne def nañu ko. te ci compétition yooyu am nañ ci ay ndam. ndam yi complété gul waaye nag ay ndam la ndax mu dem nañu Tivaoune jël fa ay ndam. dem nañu Thiès ENOA. am nañu fa ndam ay ndam itam. jël nañu fay coupe sax. dem nañu yeneen compétition encore ci Thiès. jël nañu fa ay ndam. am nañu yaakaar lool ci xale yi. waaw c'est-à-dire nag li manque mooy motivation bi. moo xaw a des tuuti parce que. bi ñuy commencé ñu bëri comprendre nañu. ñenn ñu bëri athlétisme bi moom parce que kii wuñu ko maanaam fonk ñu ko lool wala xamuñu ko. waaye nag fi mu nekk xale yi bu ñu commencé dem di génn di indi ay coupe. ñoom am na ñenn ñoo xam ne sawar nañ ci pour di envoyer seen doom. waaw léegi daal ñu ngi def ay compétition te ñu mu ngi dox. kon mën nañ jàpp ne yéen da ngeen affilié wu ci fédération bi. waaw fédération ci la ñu affilié. waaw affilié nañ ci fédération bi fu nekk xale yi assuré nañu. bien que assurance bi jeex na ci weer bii. assuré nañu. 70 xale yëpp assuré nañu ne à Thiès. ñoom foofu daal ñu ngi assuré daal. assuré ngeen te ñoom am nañ seen licence yoo xamante ni mën na tax ñoom ñi ko mën a compétir au niveau national. waaw léegi ci loolu xale yi tamit comme ni nga ko waxee yan bés ngeen di def seen entraînement yi. ñun ñu ngi def entraînement yi le lundi. mercredi. ak vendredi. waaw ci la ñuy def entraînement yi après midi maanaam à partir de 16h. waaw ci la ñuy def entraînement yi. léegi yan jafe-jafe la ñu mën a lim. waaw jafe-jafe yi ñu mën a lim de am na parce que
ñun ci terrain bu mag ba li lañ doon entraîné wu. ci biir entraînement xam nga athlétisme dafa laaj lu bëri. amaguñu exactement li ñu bëgg ci athlétisme. puisque il faut ñu am parcours boo xam ne ci la xale yi di mën a dawee. ñun dañuy obligé nekk ci biir terrain bi. di terrain football bi. ci la ñuy entraîner. te des fois peut-être mën na am ay match yoo xam ne am na te jour boobu duñu mun a entraîner wu. loolu jafe-jafe la ci ñun. deuxièmement matériel bi. am nañu matériel pour athlétisme mais am na lu des. parce que athlétisme dafa ëmb lu bëri. war nañu am ay javelot. war nañu am ay nu mu tudd ay sauteur. maanaam place bi ñu xale yi mën a tëbee. war nañu am waa sautoir yooyu. war na am aussi. ay poids ay disque. yooyu daal war nañu ko si am. waaw yooyu moom ñëwagul léegi nag ci terrain bi. fi mu nekk nii. lu jafale ci xale yi pour ñu mën a compétir parce que amagul piste boo xam ne xale yi mën nañ ci daw. parce que comme terrain bi pareegul. mënagu ñëw ci wax dara. comme liggéey bi moom pareegul des na tuuti loo xam ne war nañ ko mën a defar pour xale yi mën a compétir foofu bu baax a baax. ndax xeer yi ak yooyu. xale yi mënuñ ci daw buñ ci dawee mën nañ ci am ay problème ñu daanu wala ñu gaañu ak yooyu. dañuy éviter mu doon loo xam ne day indi xale yi ay blessures ak yooyu. donc ñu ngi ñaan yàlla daal comme ni mu commencé nii. maire xalaat ci ñun continuer bu ñuy def football bi tam. ñu xalaat ci athlétisme bi. athlétisme bi parce que xale bu ñu amul yoon bu ñuy jaar ak fu ñuy dawee. du gën ci ñoom. te matériel boobu mën a wax nii léegi. xëy na mooy doon ñi nga xam ne moo gën a manqué ci ñun. parce que ñun dañoo bëgg a mel ni yeneen équipe yi. lu ñu am ci matériel. ñu am ko ndax ñu mën a compétir ak ñoom ëllëg. parce que bu fekkee ne dafa yegg ci dem daw bi rek. daw bi baax na daal ñu ngi ci am résultat. waaye yeneen matériel yi nga xam ne moom la ñuy defee pour athlétisme. yooyu bu fekkee ne yooyu am nañu ko itam dina am ñoo xam ne dinañ intéressé wu ci loolu. bu boobu loolu dinañ ñu arrangé moom. waaw. man de dama jàpp ne yéen ñi nekk ngeen jàppale koo xam ne amu leen lu bëri sax ngeen di gañ ay coupe kay moom yaakaar naa jàppale bi da war naa yomb waaye nag jar na ngeen laaj ngeen tamit wax tamit li nga xam ne mooy gën comme ni nga ko waxee maanaam bu dee sax subvention wala li nga xam ne moom la ñuy def ci kii bi ñun buñ ko mënee yokk daal ci école bi moom waaw. waaw subvention bi moom mu ngi ci góorgóorlu def na ci lu bëri. monsieur le maire. def na ci lu bëri parce que bu njëkk ba defe naa ne def nañu 1 million 500. pour école de football bi. ak athlétisme bi. waaw bi yore itam ñu ngi xaar. xëy na lim ñu ñoo nar a jox ñëwagul waaye nag ñu ngi yaakaar. loolu bu ñëwee itam danañu def. suñu kent laay kattan pour mun ci kii li ma ci gën a métti li ma métti nag. dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne ñooy toppatoo xale yi. dañ leen a fàtte. loolu moom parce que nit ki tam bu fekkee ne da ngay xëy. di dawloo xale wala di ko entraîner ba jant soo. amoo dara loo jàpp ci sa loxo. doo ci sawar. loolu daal bu fekkee ne loolu mën nañ ci dimbali. pour mu jàppale ñi nga xam ne ñooy entraîner xale yi. boo ko defee ñoom ñu gën a sawar ci li ñuy def. waaw kon loolu dina baax ci ñoom. waaw daanaka dañuy seetlu ni chaque année dafay am li nga xam ne mooy ay cross ay journée sport kii athlète journée yooyu noonu ko tuddee. waaw journée yi am nañu journée yi ñu def à Tivaoune au niveau de Tivaoune. yooyu waa Tivaoune ñoo organisé ñu wooñu. am nañu ay journée aussi yu ñu def fii Mont-Rolland. yooyu itam moom dañ ci jàppale aussi. waaw te subvention yi nga xam ne moom la ñu jox ci la ñuy jël def ci journée yooyu. waaw des fois aussi mu boole ñoo xam ne itam ñoom dañ ñuy indaale ay coupe wala leneen ñun ñoo xam ne ñu pour participation. waaw yooyu itam dana ci kii loolu moom dana ci góorgóorlu. waaw léegi nag looy wax parents yi nga xamante ne ñoo ngi téye seen doom te nga yaakaar ni ñooñu xale yooyu bu ñu ñëwoon fii mën nañ cee tekki wala mën nañ see am ndam. waaw parce que man fi mu nekk sama objectif mooy fii mu nekk nii xale yi ma yore jeux olympique laa leen yéene bu ma sañoon parents yi xam li nga xam ne moom la ñu bëgg ci xale yi. waaw parce que comme jeux yaa ngi ñëw te bu neexee yàlla bu ñu sañoon am xale yoo xam ne participer nañu ci JO yi ci JO yooyu
xale yi Morlan yi bu ñu góorgóorloo dina am ñu ci mën a participer waaw loolu ñu ñaan parents yi daal ñu jàppale xale yi ci affaire entraînement yi daal moo def problème parce que des fois am ñu ñëw des fois am ñoo xam ne du ñu ñëw waaw ci biir ñàkk ñëw boobu itam bu ma sañoon daal parents yi jàppale leen bu baax parce que li ñuy def pour xale yi la pour ëllëg ndax ñun mënatuñoo dem d'accord mais nag xam nañu ne xale yi bu ñu leen formé ñu jàppale leen dinañu mën a génn te ku ci am njëriñ boo ci dimbalee sa waajur yi te ba tey même chose pour ñun rek ndax moom waajur yi ñun mooy ñun rek waaw lu ñu mën a am ëllëg te mu doon seen njëriñ doon njëriñu waa seen waajur doon njëriñu commune bi ba tey njëriñ la ci Morlan yëpp waaw seen réussite mooy réussite xale yi nekk Morlan waaw parce que athlétisme ak football bi ak beneen forme de kii njëriñ la ci xale yi di leen yàqal seen njàng parce que ñun sax ñun jiital nañ loolu suñu xel waaw éducation ak sport waaw jiital nañ loolu suñu xel parce que ñun dañ ne woon sax koo xam ne du am note yu baax sax du ñu ko boole ci suñu équipe waaw ñun loolu lañu fas yéene def waaw bëgg parents yi xam ne xale yi njàng mi ak athlétisme ñoo ànd ndax boo athlétisme bi ngay def ak yooyu ci école ba da nga ko fay def ak feneen foo xam ne jëm ci njàngale da nga ko ciy def comme da nga koy def foofa nga def ko fii te fii itam mën nga ci jëriñ indi njëriñ suba ba tey benn la si ñun waaw bëgguñu mu yàqal njàngal xale yi bëgguñu dara loo xam ne day gàllankoor jàngum xale bi bañ nañ ko ba bu ñu fi jógee bu yàggul dem nañu ba ca CM ba waxtaan ak responsable yi nekk foofu pour ñu am xale yoo xam ne bu fekk ne intéressé na leen ñoom ñu ñëw di fekkee di ñëw ci entraînement yi pour kii jot nañu am xale yoo xam ne ñëw nañ ci jóge nañu CM ba ñëw inscrit ci ñun waaw ñooñu dañuy yokkaat ci ñi nga xam ne ñoom la ñu amoon waaw. waaw li nga wax am na solo waaye nag waaw. waaw loolu ñun dañoo xool ne xale yi bu ñu nekkee fii ñenn ñi dañuy jàng ñenn ñi du ñu jàng te toogaay bi day yàq lu bari ci xale bu deful dara def leneen loolu moo tax suñu xel jëm ci athlétisme pour xale yi mobiliser xale yi pour ñu mën a di dox loo xam ne mën na leen occuper bu ko defee wala ñuy dem ci yeneen xalaat yi wala yeneen jëfin yi ñu nekk ci athlétisme mën naa ubbi seen xel mën naa ubbi seen xalaat ñu bañ a dugg ci leneen loo xam ne war nañ ci dugg waaw parce que dañoo xool ne sunu xalaat jëkk mooy xale yu bari dañuy nekk soit nekk ci drogue bi baa ñu nekk ci leneen ak leneen loo xam ne du leen jëmle kanam ñun sunu objectif mooy xale yooyu ñu génn leen ci doxalin yooyu ñu dugg ci loo xam ne mën na leen indil njëriñ foofu mooy sunu xalaat moo tax ñu jéem a mobiliser xale yi pour ñu bokk ci athlétisme bi pour mun a changer seen yenn façon de vie. waaye nag bu ñu xel di fàtte ni am na Antoine Marie Mbeng. waaw fii aussi amoon nañu référence bi mun Antoine Marie Mbeng il fut champion du Sénégal champion d'Afrique champion du monde en fait champion d'Afrique en athlétisme de 10 000 mètres. voilà fii ci fi ñu nekk nii ñu ngi organiser ñu ngi seet sax koo xam ne moo koy remplacer parce que comme léegi âgé na mu ngi yore club Dakar léegi ñu seet koo xam ne au moins dinañ ko mën a tudd Antoine Mbengue ëllëg mu ngi si ñun day def 10 000 mètres te temps yi day jël résultat yu baax te xam naa ne ku ko jàppale mën naa am suba mu nekk beneen Antoine Mbengue bu remplacer waaw parce que bëgguñu champion yooyu réer ci Morlan bëggoon nañu mu continuer toujours que ay champion di génn Morlan bu ñu amee possibilité sañ na du ñu fas yéene daal ay champion di génn Morlan parce que ña nekk ci yeneen gox yi muy Dakar muy yeneen secteurs yi muy Mbour ak yeneen li ñu mën xale yi nekk war nañu ko mën bu fekkee ne am nañu volonté ci li ñu fi ñu jëm war nañu mën def loolu pour mën a réussir loolu daal la ñu yéene pour xale yi
ñu doxalee. waaw balaa sa wax ji mujj yi dama lay fàttali tuuti ni dégg naa sànq nga doon wax ni ci xale yi da ngeen di privilégier li nga xam ne moom mooy note yu baax yi maanaam xale bu amee note bu baax sax ngeen bëgg fonk waaye am na ñoo xam tamit yàlla dafa def rek moom seen xel xaw naa mel ni sama xel du ñu sore ci loolu boo leen tegee trop li nga xam ne seen xel ci li nga xam ne moom mooy moyen tamit dana xaw a gàllankoor ñi nga xam ne tamit seen tànk yi neex na te war nañu mën a bokk ci mbir mi maanaam mën ngeen demee ci loolu waaye du tee boo leen gisee koo xam ne mi ngi si ginnaaw parce que moom amatul yaakaar feneen ngeen ñëw jël ko tamit moom mu bokk ci mbir mi ndax moom mën naa nekk yoon boo xam ne tamit réussite am foofu lay jaar. waaw loolu moom laa doon wax sànq parce que boo gisee ma wax loolu mooy élèves yi pour parents yi bañ a yaakaar ne xale yi dañuy daw te yàq seen jàng waaye li nga xam ne ki nga xam ne même jàngul te fas yéene bokk ci athlétisme bëgg nañu mu bokk parce que kooku itam mën na dàq leneen ci xelam mën na ko motiver te mu am ci njëriñ ëllëg parce que kooku moom dàquñu ko. waaye dañ mën a wax noonu pour prévention pour parents yi nga xam ne yaakaar nañ ne xale yi dañuy daw te li ñu fay daw amul benn njëriñ. loolu moo tax ma wax loolu bu ko defee xale yi bu fekkee ne ñu ngi ci CM bi ñu ngi jàng ñu bañ a xalaat ne athlétisme bi daf leen di yàqal wala leneen. loolu moo tax ma wax loolu mais terewul ñi nga xam ne moom duñ jàngul itam bëgg a bokk itam ñu boole leen ci. sa kàddu gi mujj yi. kàddu gi mujj yi mooy nag maa ngi leen di gërëm te ñaan fi ñu jëm mu doon fu baax ci xale yi parce que man boo ma gisee nii man sportif la te yàgg naa ci sport c'est-à-dire man ancien boxeur la waaw ca laa nekkoon mais bi mu ñëwee fii bokkul ak li nga xam ne moom lay nekk fii waaw loolu damay ñaan xale yi ñu góorgóorlu di ñëw entraînement ëllëg ak si biir danañ am njëriñ te bu boobaa bu ma fekkul itam seen njëriñ la seen njëriñu waajur la ak seen njëriñu commune la loolu laa ñaan yàlla ñu. jërëjëf kooku moo doon tonton Raymond moom mu nekk ci école de football bi nga xam ne moom mooy Ndiawar 6 am na sax yeneen école de football waaye tey comme jot nañu leen dégg bu ñu fi nekkoon tamit mu nekk ngëneel ci ñun waaye nag nañu jàpp ci loolu ñu dem ci li nga xam ne moom mooy association des lutteurs ñëw leen fii ngeen jege si association des lutteurs waaw maanaam bu ñu nee association des lutteurs fii ci Borlan am na ñu mbër yu bëri yoo xam ne am nañu seen licence ñi ngi compétir te ñi ngi góorgóorlu ci li nga xam ne moom mooy làmb ji ci noonu am nañu ko toog suñu wet ni damay ñëw rek laaj ko moom mooy kan ak lan la fay doon. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant man nag maa ngi tudd Arlette Diouf man maay présidente association lutteur Morolan yëpp maa ngi leen fi teewal tey ndax Morolan bari nañu ay lutteur car macha allah moo tax ñu décidé woon samp lii di association 100% Morolan ndax wàccuwaayu mbër dafa metti boo xoolee ni ñuy waajalee seeni combat dafa metti moo tax ba ñu mbébét loolu noonu ñu toog xool am bureau woo mbër yi ku nekk sóob ci loxoom ñu xool nan la ñuy def ba mën leen jàppale à chaque fois bu ñu amee combat loolu moo taxoon ñu ànd ceeg monsieur le maire Yves Lamine Ciss mu ñuy jàppale ci suñuy mbébét képp koo xamante ni mës na am combat moom jàpp na ci parce que à chaque fois bu ñu xewlee dañ koy daal di woo te mësuñoo gàntu mbër bu am combat rek danga koy woo téléphone boo amee di nga ko woo ñu jàppale la boo paree tamit di nga joxe compte rendu parce que lépp loo gis da ngaa war a joxe compte rendu boo amee victoire rek boo amee défaite ñoo ci yem. association bi ngi si ñaata mbër. association bi amoon nañu ay trentaine de lutteurs yooyu noonu parce que suñu dernière réunion bi ñuy regroupé fii amoon nañu ay trentaine de lutteurs yooyu noonu. ñoom ñëpp am nañu ay licence. waaw ñoom ñëpp am nañu licence ñoom ñëpp ñu ngi pratiquer tamit. waaw kon ma ñëw jublu ci kii nga xam ne mooy Gaby nga xam ne moom mbër la Gaby yow noo gisee taxawaayu maire ak lii nga xam ne moom mooy mbëri ak li ngeen xalaat ci moom. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu monsieur le maire taxawaay bi moom monsieur le maire taxawaay nañu fu ne parce que heure bu ñu amee combat loxoom du jóg si ñun saa su ne ñun bu ñu amee problème dañ koy woo moom mu taxawoo ñu parce que mooy Arlette waa sànq yoonu mbër dafa metti
ba ñuy toog Dakar ñuy génne suñu initiative